mbooloo mi ñu ngi leen nuyuwaat kii yëkkati kaddu. Ablaye Baba Der nee na mu ngi nuyu monsieur le ministre monsieur Matar Ba. nee na ak délégation bi mu àndal ñëpp. nee na di nuyu waa Grand Yoff yëpp nag. waa ASC Grand Yoff. nee na président bi nga xam ne tey mooy Ibrahima Dramé tey nekk ci bopp bi li nga xam ne def na fi sax amaana loo xam ni moom mi def ko waaye yombut de. nee na moog Modou Yama mi tey toog. nee na ay ñoom coach Émile ak ñoom Daouda ñoom Pape Seck ñëpp ñoom Zarko ñoom Bekay. nee na Père Bekay nee na ak sunu jigéen yi fi teew tey nga xam ne lépp lu ñor Grand Yoff rek ñor na leen. nee na mënoon ngeen a toog seen i kër nag ndax tey la dimanche toppatoo seen i borom kër. nee na waaye tey da ngeen a teew xam ne ndaw ñi tey lépp lu leen a laal rek laal na leen yéen yi nga xam ne yéen a mère de famille yi. xaar ba tëpp loolu waaw nee na mu ngi leen nuyu. nee na monsieur. nee na monsieur le ministre kaddu yi muy yëg da koy jëmale ci monsieur le ministre. nee na terrain bii ngay gis nii tey. nee na bu dul woon tey ak détermination xale yi. nee na terrain Grand Yoff sànku na bu yàgg. nee na lii yëpp tey bokkuloon terrain bi. nee na lii lépp ci terrain Grand Yoff la bokkoon dëgg la. terrain bi je me rappelle mos nañ ñëw fi en 95 fekk fi ay naar libanais ñuy natt. nee na terrain bii ñëw na fi en 95 fekk fi ay naaru libanais ñuy natt. guddi dëgg la. nee na ñu ne leen fii ngeen di natt de seeni armeel ngeen di natt. guddi. nee na ñu demee seen yoon ñoom. nee na boobu ba léegi gars yi. seen bakkan lañ ci teg. seen bakkan lañ ci gar. yàlla baax na nag. nee na yàlla baax na nag. nee na bi ñu tombé ci sa magistère monsieur le ministre. nee na Cheikh wax na wax jëpp. dafa ne di nga marqué ma ne marqué na ba pare. wallaay nee na Cheikh dafa ne dina marqué nee na mu ne ko marqué nga ba noppi. marqué nga histoire ba noppi. infrastructure sportive yi fi ne. nee na ndam li nga xam ne li ñu am ci ay footballeur Asmara ba léegi. ak ci histoire football lépp. ñu koy booba bi ko gaa yi xëcc boobu juddoo ko. nee na bi ko gaa yi di xëcc boobu gare gu àddina. ci sa magistère la amee. nee na ci sa magistère lañ ko amee. nee na kon gàcce nga la monsieur le ministre. nee na ñuy ñaan yeneen ndam tegu ci. terrain bii tey. soo jàppalee waa zone Grand Yoff fii. nee na boo jàppalee waa Grand Yoff ci terrain bii. nee na nga xam ne ay góor pire nga ko seqal. nee na ndax terrain bii li mu jaral ndawi Grand Yoff. amuñu leneen lu ñu ko jaral. nee na seen bakkan lañ ci gar. nee na kenn ñemeetu fi xand naan da ngay jéem a natt dara. nee na gars yi jaar nañ fi nag. politiciens yi jaar nañ fi. ku ne digg nga. nee na am na ku fi ñëwoon sax na kayit gi pare na. waaye nee na boo génne léegi dañaa élection yee tax. waaye nee na après élection yi ma jox leen ko. France yàgg na. nee na yow nag monsieur le ministre. li tax gars yi am yaakaar ci yow. nee na non seulement vous êtes très modeste monsieur le ministre. vous êtes d'un abord très facile. nee na ba noppi xam nga nag le mouvement nawetaan. xam sport. nee na dëggu ci li ngay def. nee na loolu moo gën a tax. nit ñi am yaakaar ci yow. nee na suñ ko waxoon ni que keneen a ñëw danaan ñëwul. nee na Cheikh Gueye mii docteur xam nañ ko de. ñëpp xam nañ ko. nee na du wax ci ay caaxaan. ndongo mi nga xam ndongo Traoré. nee na ak ñoom Abdak ñii. ak ñoom Seydou Asiko. ak ñeneen ak ñeneen. ak vétéran yi paa yu jàpp forme yi. nee na donc ñoo ñëpp. seen bakkan lañ teg ci terrain bi. nee na terrain bi daal moom. boo ci jàppalee monsieur le ministre. di nga xam ne lépp dëgg la. nee na ñun Grand Yoff rek la ñu am. wallaay dëgg la secteur bi da ci am kàddu de dëgg la de. ci kàttanu yàlla.
li gën a daw sama yaram moom bi nga ne Fatick nga jóge. nee na li gën a daw yaramam mooy bi nga ne Fatick nga jóge. tey mënoon nga dallu. nee na tey mënoon nga dallu tey dimanche. mënoon nga dallu Fatick toog. nee na gars yi bu ñu waxee nga ni bàyyi ma yónnee sama directeur de cabinet. nga ñëwal sa bopp monsieur le ministre. ñëw toog di kaf ak ñëpp. ñu ngi lay gërëm monsieur le ministre di la sant. nee na ni ñaan li nga mébét. tax ba tax la jóg. amiin amiin. amiin 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 amiin. nee na mu ngi gërëm waa Grand Yoff yëpp. monsieur le ministre tey Grand Yoff fi daje de. Grand Yoff fi daje de. buñ koy gënoon mu gën a garaaw. nee na nangul ko ndax da ngaa doon nit ku neex a nangul. nee na ndax da ngay déglu doomu aadama yi. nee na ba bokk ci biir doomu aadama yi. nee na ndaay ku mel noonu bu ñëwee seet si waa Grand Yoff tey. nee na waa Grand Yoff yëpp nag am nañu mbégte. nee na bu loolu wéyee. nee na li nga xam ne tey moo gën a yëkkati le ministre des sports. nee na loolu it doon lu ñor waa Grand Yoff lool nag. muy terrain bi nga xam ni. nee na moom mi nga xam ne docteur Cheikh Gueye ci xale yi la bokk. nee na ñi ko mag foofu ñu ngi fi. nee na am na ay 70 ans et plus. nee na ñoom ci cinquantaine yi nag la ñu topp. waaye nee na ñoom ñii rek joué nañ fi depuis 35 ans ak léegi. nee na donc mu doon terrain boo xam ni. nee na dafa sori ci xolu doomu Grand Yoff yëpp. nee na mu toll it foo xamante. bareetu la gis espace bu toll nii nag. ci Ndakaaru. nee na ndax ñu mel ni ñoom nga xam ne bëgg ñoo gis mètre carré ci suuf. te teguñu ci seen bët. wala seen loxo. nee na kon loolu monsieur le ministre bu la yëkkatee tey. nee na te ñu yàgg cee dox nag. depuis ay at yu bare bare. nee na tey nga ñëw fi tey ngir waxtaan ak ñoom wutal leen ci solution. nee na nga xam ne nag waa Grand Yoff amuñ sa fay. nee na kon loolu rek la doon ubbee muy ay kaddu. nee na li ñuy def mooy jox kaddu gi. ki nga xamante ne que mooy sunu mag li sunu bàyyi nu xale yi. nee na nekk le président le plus marquant de l'histoire wallaay dëgg la may leen loxo baaw deer waay. nee na ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam moom Ablaye Baba Der. nee na mu évolué loo ASC bi. yóbbu ko nag ci yeneen niveau. nee na jox ñu ci ay ndam yu dul jeex. nee na lépp loo xam ne doonoon na sacrifice ci wërsëgam. ci dooleem ci énergie am. ci jotam nee na def na ko ci ASC Grand Yoff bi. nee na kon ñu ngi jox kàddu gi Laye Baba Der. ndax bâtiment bii tey ak jàkka ji nee na ci terrain bi la bokkoon. nee na waaye bi ñu toogee ba 1986. nee na ñii ñëw indi seen i baay. ne dañ leen daggal fii ci terrain bi. nee na mu indi woon fi coow lu bari. nee na ba sous préfet bi fi nekkoon à l'époque monsieur Ba. nee na dajale woon ñaari parti yëpp. nee na ñu daje bureau ñu waxtaan. nee na ba ñu trouvé consensus. nee na mu wax ni que dañu pousse seen i camp. may kii mu def ko fi. nee na ndax kii daf ñu diggoon ni usine jën la fi def. pour ay doom waa Grand Yoff di ci jariñu. nee na kee diggoon nu jàkka. nee na pour doomi Grand Yoff di fa jaamu yàlla. nee na ñun tamit suñu patriotisme ak bëgg lu baax. nee na ñu gëm leen seen i kaddu. nee na accepté processus boobu pousse suñuy camp. nee nag bi mbiri sottee. xam nañu leneen lañ fi def lu usine jën. nee na ki diggoon ni jàkka moom def na fi juma. nee na kii waaye mbiru boppam la fi def. nee na loolu nag tax na ñu yeewu ci lu bari.
nee na bi ñu demee ba en 2012 nee na ñu mosoon dem di fubali feneen ñu koy loué nee na bi ñu ñëwee nag ñu posé wala question ne ñii li ñu def tey ba am lii ba dinu ko loué nee na ñun war nañu mën a def lu ëpp loolu nag ñun waa Grand Yoff nee na bi ñu ñëwee nag ñu waxtaan ci suñu biir nee na ñu monté benn collectif pour saytu lépp lu nekk ci biir terrain bi nee na ci yoon boobu la ñu jaar dem rencontrer képp kuy kilifa te ne ci gox bi nee na ba ñu yeggee ci sous préfet nee na ñu jot fa ay information yu leen jaaxaloon sax nee na ndax boobu la leen sous préfet xamaloon ni après chute régime Abdoulaye Wade morcelé nañu fii joxe ci ay baay yu bari baay yi nekk ci ginnaaw terrain bi ak ci biir terrain bi nee na waa communauté Mor yi ñu joxoon parti RDG bii tey ñooñu dellusiwaatoon ci sous préfet pour def détournement d'objectif ndax ñoom ca tàmbali ba dañ leen ko joxoon pour ñu construire benn centre culturel Mor nee na ñoom ñu dem ba ci biir bëgg ko def morcellement maanaam ay terrain di ay dëkkuwaay nee na sous préfet nag opposé wu ci loolu nee na bi ñu xamee loolu fekk ñoom ci seen i pexe li wër terrain bi ci ginnaaw kaay fi ñu jotoon a morcelé foofu yëpp implant joxoon nañ ko ay nit ba ñu defoon ci ay barak dëkk fa nee na ñu jàppoon ni que sax ay sans abri lañu wala ay néew ji doole nekkate loo boobu nag ay pexe la woon bi waa Grand Yoff yëgee ni morcelé nañ ko parce que collectif yi dafa dellu si rendre leen compte waa Grand Yoff jug na dañu fajal seen bopp parce que ñoom dañ ñëwoon kut ko kut foog ñu dégër pire barak yooyu les collectifs yi nag ne leen déedéet parce que xam nañu détermination ak engagement wu jeune Grand Yoff ñu ne leen bàyyi leen nag ñu jaar ci yoon ndax dëkk bi am na yoon ci processus boobu nag la ñu déggalee loolu nee na ñu ànd ko collectif bi nag doxaat dem seet kilifa Grand Yoff yëpp nee na ci lancé boobu nag ñu di ci remercier l'enseignant l'instituteur l'éducateur le député l'honorable Abdoulaye Ndiaye maa wax loolu man buur day dëgg nee na ndax boobu buntu yëpp dafa tëju woon nee na moom mii kat dimbali na waa Grand Yoff ba tijji buntu yooyu nee na ba autorité yëpp ñu mën leen rencontrer soumettre leen suñu problème ci terrain bi nee na képp kuy autorité te dëkk Grand Yoff nga nekk autorité politique nee na wala nga nekk autorité religieuse nee na wala nga nekk autorité culturelle dem nañu seeti la wax la mbiri terrain bi kenn ku ci nekk fa nga ca yem xam nañ ko ku ci nekk lañ ca dox xam nañ ko ku ci nekk lañ ci diggee xam nañ ko waaye nee na lu ci bari dañ cee télé woon de ci lancé boobu nee na bu mu fàttalikoo bi ñuy sécuriser terrain bi commencé miiru clôture bi ak Khalifa Sall nee na ci année boobu la Souleymane Ndéné Ndiaye à l'époque premier ministre joxe woon note ne pour ñu arrêter construction terrain bi nee na waa Grand Yoff nag seen détermination nee na ñu cotiser seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm ñoom ñëw sécuriser ko eggali clôture miir bi nee na ba tëj terrain bi ñu déglu nee na waaye monsieur le ministre ci mbiru kayit yi nee na honorable député Abdoulaye Ndiaye nee na buntu yi mu leen doon tijjil dafa bokkoon ci buntu premier ministre madame Aminata Touré nee na à l'époque mu recevoir leen primature ñu expliquer ko suñu doléance yëpp moom mu demandé service domaniaux yi pour ñu defal ko situation terrain bi rapport boobu neen defe na ni bokk na ci kayit yi nga xam ne jébbal nañ ko monsieur le ministre nee na parce que ñoom ci rapport boobu ñu ngi wax ni en réalité problème mu terrain bi waa Grand Yoff kese ak communauté Mor de nee na ñoom dafa amoon benn litige foncière feneen ñu gis espace bi nekk ci ginnaaw camp yi
ñu morcelé ko pour faye ko ñooñu. léegi nag premier ministre wax leen ne que ñu retiré boo yooyu mooy boo yi ñu joxe woon commune Tomor. nee na biñ ko retiré nag nee na document bi wane ne que def nañu expropriation nee na ñu jébbal leen ko moom premier ministre à l'époque nee na ba pare demandé leen à ce que ñu bind lettre d'attribution au président de la République pour mu attribuer ko ASC bi nee na ci lancé boobu nag nee na ci la sunu borom dogal liggéeyam ci nguur gi yamoon foofu nee na depuis boobu ba léegi nag nee na këyit yi amatul benn avancé nee na moo tax tey bi nga ñëwee monsieur le ministre nee na ñu di la expliquer suñu problème nee na nga xamal leen ni lépp loo xam ne mën nga ko di nga ko ci def nee na nag ñu gëm la lool nag ñu gëm na c'est un homme de principe nee na ñu gëm la ci ay kaddu nee na liy firndeel gëm gi bi nu xamante ak yow nga ñëw seeti Zarko nee na lépp loo xamante ne que digoon nga leen ko nee na ñu ngi koy gis ci yow boo joxee rendez-vous di nga ko respecté lépp loo xamante ne que waxoon nga leen ko am nañ ci yaakaar waaye tàccu leen loolu way ah mais non quand même ah mais non nee na ndax mag ñi dañuy wax naan doomu aadama boo ko nattee ci waxi démbam ak waxi tayam nee na mu méngoo nee na jàppal dëgg ne góor dëgg ngi noonu nee na waaye léegi nag monsieur le ministre mbir maa ngi nii nee na problème bi mooy terrain bi ñun waa Grand Yoff yëpp dañ cee am ay ambition nee na ambition yi bokk na ci terrain bi waaye Grand bi dala ko mu toog ba tey Ndongo Traoré mu ngi continuer ci lancé wu ambition yi nga xam ni waa Grand Yoff am nañu ko ci terrain bi bokk na ci ñu fexe ba ginnaaw bi ñu jotee kayit yi. nee na ñu fexe ba ginnaaw bi ñu jotee kayit yi. ñu fexe ko synthétiser. nee na ñu fexe ko nag def ko gazon synthétique nag. nee na ba pare def ci yenn infrastructure yi nag. nee na dina mën a jural Grand Yoff ay source de revenu dëgg la. nee na ci lancé boobu jotoon nañu def ay études. nee na ba nga xam ne génn na tey mu nga seeni loxo. nee na parce que bëgguñu woon toog rek bu ñu rencontré autorité mën nañu yan projet ngeen am ci terrain bi ñu di ko toog di ko xooli bët nee na loolu moo taxoon ñun ñu bëgg a jël les devants jéem a fexe ba lépp loo xam ne tey namoon nañ ko ci terrain bi nee na bu ñu nee na ñu fexe ba defar ko defe naa nee na ci gàttal. nee na loolu mooy li nga xamante ne que mënoon nañ ko ci dolli ci ay kaddu nee na di jël lépp monsieur le ministre di ko delloowaat ak di ko teg sa loxo nee na di ci am yaakaar loolu yàlla bu ko yàlla tas. ñu baal ñu le président Laye Der nee na day wax lu tuuti rek nee na Grand Yoff toog nañu 20 ans nee na bi moom bii fu jógee amuñu coupe nee na ci kii la ñu ko amee nee na moog ñii ñoo ànd. nee na ñu fexe ba joxaat loolu Grand Yoff muy lu rëy nee na mu nangu moog Ibrahima nu waxtaan nee na amul wujje amul werante amul animosité jëlal équipe bi nee na ma jël sport bi nee na te moo nekkoon président bi de. nee na waaye Ibrahima Dramé neex a bàyyi mu nekk président yaru na baax na tegginu na nee na te farlu na nee na nga baal ko monsieur le ministre nee na terrain bi boo ko defee lu sax jeunesse su Grand Yoff mais particulièrement jeunesse su Dakar Zarko sama géer gi maa ngi jël kaddu ñoo maase mu sonaloon ñu loolu daañu napp fii ci bayal bi di sunu géer gu nu sonaloon goo xam ne ay dóor dong ak xeex laan réglé sunu problème waaye maama mer Sall xamoon ko lool ba bu nu masaan a jotee day ñëw ubbi armoire ne ko sëb géwél kenn du xeex moom yëkkati mbubam jox ma muy ku baax lool di koo xam ne lu ma am Grand Yoff ku gënal fu mu teew bu demoon ba Nations Unies danaan doomu Grand Yoff la
Zarko monsieur le ministre Zarko mu ngi lay nuyu le tombeur la Baye Mandione keroog ba ngay bëreeg l'enfant noir maa ko wax Zarko sa digganteeg Pape Mor Lo maa wax sa digganteeg Baye Mor Gaynde maa wax sa digganteeg Mbisaan maa wax kon Zarko waxal monsieur le ministre Zarko nee na mu ngi lay nuyu. waaye nee na mu ngi kontaan monsieur le ministre ci teew gi nga fi teew tey nee na dina masawu nee na dina xamal ni que njiit rek moo demee noonu nee na boo nekkee au service de la population dootoo am temps nee na ñun waa Grand Yoff suñu jooy leen rek la nee na muy terrain bi rek nee na xam na ni terrain bi billahi ku ñu dimbali ñun waa Grand Yoff ba ñu jot ci nee na billahi monsieur le ministre di nga xam ne doonu gën a gore nee na foo xam ne ay baayam ak ay maamam ñoo fi jaar bàyyi ko fi nee na loolu monsieur le ministre boo fexee ba mu doon sunu moomeel nee na ndax pour suñuy doom ak suñuy sët la génération future nee na bi nga xam ne ñoom ñoo war a jël relève bi suba nee nañ bilaay ñoom bu ñëwee ba fekk fi terrain synthétique nee na xanaa lu mu dee boobaa Grand Yoff dina génne ñeent ba juróomi Sadio Mané am nañ ko. te ñun ci loolu la ñu bëggee Grand Yoff. nee na te ñun ci potentialité boobu la ñu bëggee Grand Yoff. parce que xam nañ ni doomu Grand Yoff yi fi jot a jaar yëpp. nee na da xam nañ ni doomu Grand Yoff yi fi jot a jaar yëpp. ñi ci jotoo ñi nga xamante ni sport dimbali na leen ñëpp. ñi nga xam ne sport dimbali na leen ñëpp. kenn fayu ci bor Grand Yoff. nee na kenn fayu ci bor Grand Yoff. dafa jot nag ñun doomu Grand Yoff yëpp ñu gëstu Grand Yoff. nee na kon dafa jot nag képp kuy doomu Grand Yoff nga gëstu Grand Yoff na gëstu ko. xam ne ñun Grand Yoff moo ñu ñor. te xam ne ñun Grand Yoff moo ñu ñor te moom la ñu am. image yu Grand Yoff changé ñu respecté ñu jox ñu cër. nee na image yu Grand Yoff changé ñu respecté ñu jox ñu cër moo ñu ñor. dafa jot. parce que dëkk boo dem doomu Grand Yoff rek nga fay fekk ñuy loué. nee na ndax dëkk boo dem doomu Grand Yoff rek nga fay fekk ñuy loué ay terrain synthétique. mais jot na nag Grand Yoff am seen terrain. nee na jot na nag commune bu toll ni Grand Yoff nag 66 quartiers am terrain synthétique nag. fi may tëjee nag mooy buur. nee na fi muy tëjee. maa ngi jégalu Grand Yoff gépp. nee na mu ngi jégalu Grand Yoff gépp. ci combat bii ma jël. ci combat bii mu jël digganteem ak Ada Fass. xam naa ni métti na leen trop. nee na xam na ni métti na nu waa Grand Yoff. mais situation oblige. waaye nee na situation oblige. ñoom nañ ko comprendre. nee na waa Grand Yoff nañ ko comprendre noonu. di leen yëgal combat bi. di ko yëgal monsieur le ministre. Idrame nee na du la ko yëgal ndax yëg nga ko. nee na Modou Yama yëg na ko. nee na di leen xamal la woon foo woon rek. dañuy dem. incha allah jël ndam li indi ko féete ko biir Grand Yoff. incha allah dem jël ndam li indi ko Grand Yoff boo ko defu ñu rey la. di présenté Khady Diouf di ko présenté. nee na di présenté Khady Diouf mi di la ko présenté monsieur le ministre. ki nga xamante ni sama jigéenu ko ñëpp moom moo leen mën a génne. nee na ki nga xam ne jigéenu ko ñoom yëpp moom moo leen mën a génne. nee na bëgg na monsieur le ministre nga teel ko ko. nee na bu soobee yàlla doo ko rëccu jërëjëf. ASC bi mooy Ibrahima Dramé uutu fi ay baayam ak i magam dama wax ni ki jël kàddu nii tey Grand Yoff daan football final départemental mu toll bitim réew mu jëral ko mu dagg bii ci bés bi dajjil ñu ay maillot hollandais yu bees tàq nañu footballé leen ko mooy Laye Baba Der mi toog déedéet xam nga li tax président ñun dañuy génération ñun dañuy génération bu màggee ci li nga daan defal waa Grand Yoff da ngay président boo xam ni dañu màggee ñun ci sa magistère li nga defal Grand Yoff ci wàllu équipement ci wàllu budget ci sa doole benn président musu ko def ci yow la ñu jëlee départemental ci yow lañ jëlee régional ci yow lañ demee national 1 keroog bi ci Ndongo Traoré ba maa ngi koy fàttaliku sunu digganteeg AC jamono waaye Grand Yoff gii doo fi gande démb la woon sa baay Alaaji Baba Der tey ñu ci bari ci ñun sunuy maam ak sunuy baay am nañ fi ay kër bu nu woon a góor gi Baba Der duñu ko am kon yàlla na ko yàlla xaraaj jëna waaye Laye Baba Der na nga xam ne Grand Yoff fàttewuñ la de Grand Yoff fàttewuñ la te duñ la fàtte ba ilaa yu mi diini génération bii ñoom Nango Traoré ñoom Séga mii tey ñoom grand Pama grand yu baax yii ñoom Marine grand yi nga xam ne tey dundaloon nañu xolu Grand Yoff ci façon bu ne kon Laye Baba Der yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na nga gudd fan yàlla na la sama borom suturaal nee na grand yi njëkk tëgg asiko nee na moom xaalisam la doon jox xaalis
grand wallaay ndeysaan Sega DJ Sega maa xam li nga wax kii jël kaddu nag c'est le plus jeune président Maro maa ngi lay nuyu de l'histoire de la c'est grave Ibrahima Dramé Ibrahima nee na mu ngi leen nuyu. di wax bienvenue monsieur. nee na mu ngi dalal monsieur le ministre day saraxule nag da ngeen koy comprendre nee na mu ngi dalal monsieur le ministre. lu waral lii parce que Zarko moo amoon ndam mu déplacé wu seet si ko. nee na li waral lii mooy Zarko kat keroog daa bëreeg Baye Mandione drapeau ba nekkoon drapeau le ministre Matar Ba fekk ko foo nekkoon ci yitte bi mu ñibbisee ne Zarko ginnaaw yaa jël sama drapeau dinaa ñëw Grand Yoff fekk la sa biir bokk ndokkel la. ministre bi déplacé wu ñëw. nee na waa Grand Yoff man maa ngi seen biir. nee na keroog bi monsieur le ministre ñëwoon defe naa ne ñu bari ñun teew nañu fa nee na bi mu ñëwee li mu wax te mu dugg ci xol yëpp mooy dañuy waa Grand Yoff Zarko ma yëkkati de naam waaye jàpp leen ni que bés ni que tey man monsieur le ministre Matar Ba le ministre le plus aimé de la République bokk naa ci seen biir tey yéen waa Grand Yoff maa wax loolu maa ko ci ñamal si laa jëlee kaddu bi may xool benn souci lañ am problème. nee na keroog ci la jël kaddu ne ko monsieur le ministre naam ñëw bi neex na de waaye ñun waa Grand Yoff benn souci lañ am mooy sunu terrain bii tey nga xam ne ci la ASC Grand Yoff di entraîner. si ëllëg si mu ne leen naa recevoir yi ñëpp ngeen ñëw sama bureau. nee na ca ëllëg sa mu ne leen dana leen recevoir ngeen ñëw ci sama bureau ministère ñu waxtaanee ko. bëgguma leen wax loo xamante ne maîtriser ma ko xaw ma ko. monsieur le ministre Ibrahima nee na ci sa franchise nee na bi ñu waxee ba noppi da nga ni ko bëgguma leen wax loo xam ni maîtriser wu ma ko il faut que ma déplacé wu ñëw ba ci terrain ba xam mbiru terrain bi naka la tëddee. yàlla dafa dogal ne équipe terrain bi moom si loxo ñoom dong la nekk ak ñoom Abdou. nee na yàlla dafa dogal ba terrain bi ci loxo ñoom sama nijaay Abdou Diallo la nekk ak sama loxo ñoom nijaay Ndongo Traoré. ñu jël leen délégation ñoom toog foofu noonu. nee na ñu jël leen délégation dem toog ak monsieur le ministre. mënu lañ def loo xamante ne def fi tànt bu rëy woo population bi yëpp. nee na bu nu neexoon nag monsieur le ministre def fi tànt bu rëy woo géwél yeeg ñëpp waa Grand Yoff génn. mais booy wax l'essentiel dañuy toog ci maanaam ci cadre boo xamante dañuy wax loo xam ne lu simple. nee na waaye nit buy def lu essentiel dañuy toog ci cadre boo xam ne cadre bu simple lay doon. moo tax ñu ne ko ni ministre bi gerte gi ba ñu demee ci lancement travaux ñu ne ko yaay mooy 24e ministre des sports. nee na moo tax keroog bañ demee ci lancement travaux stade Léopold Sédar Senghor ñu ne ko monsieur le ministre le 24e ministre des sports. mais moo def lu fi kenn def. nee na wallaay moo fi def lu fi kenn mos a def depuis Asmara ba suñu joon yàlla tey. nit li mu def nii dafa yomb lu toll ni dimanche bu jógee Fatick. nee na li mu def nii tey dafa yomb lu toll ni dimanche te ku ne xam ne ngoon day dem làmb ji ndax day gunge ji Pape du Fall jugee Fatick bii mënoon a toog këram noppalu waaye mu bàyyi ko ne yéen waa Grand Yoff loolu ma ne ni woon seen biir laa bokk tey dinaa ko firndeel. téléphone ne maa ngi si yoon bi egsi. nee na moom moo woote téléphone ne man maa ngi yëg ci maa ngi ci yoon bi. heure bu ma waxoon sax jotul sax mais heure boobu nee na heure ba mu ko waxoon avant l'heure fekk na ko mu yëg si fii ci terrain bi. nee na loolu yombul de. nit nee na nit. nee na président wax na ko léegi. ñu taxawee fii du ñu wax suñuy kilifa nekk fi. nee na ñun tey bu ñu toogee fii du ñu wax te suñuy kilifa ne fi. mais tey dafa nekk ne ñoom ñoo ma ne ma wax. waaye nee na tey jii kat dañ koo sës ci miir jox ko ndigal sañ ta bañ. moo tax li mu wax maanaam Grand Yoff kenn du ko lebal maanaam dara ñu fay leen. nee na li mu wax moom président Laye Der nee na ñun waa Grand Yoff ku ñu lebal ker nu fay la guddi. te am na loo xamante ne incha allah rabi te gëm nañ ne di ñu ko jàppale. nee na am na loo xam ni gëm nañu am nañu yaakaar ni monsieur le ministre da nga ñu si jàppale. keroog wax na lu am solo nee na terrain ñaari tali moo gënoon compliqué. nee na keroog wax na lu am solo ndax nee na terrain ñaari tali moo gënoon compliqué. ñoom defar nañ ko synthétiser nañ ko. nee na ñoom defar nañ ko synthétiser nañ ko. ñun lii boo ñu si jàppalee. nee na monsieur le ministre lii boo ñu ci jàppalee. kenn du wax. kenn du wax balaay kenn du wax. mais dina gisal boppam. waaye nee na di nga gisal sa bopp. man du ma wax carrément si baat ne ñun romb nañ fi muy. nee na moom romb na fu muy dóoree wala fu muy waxee waxi ndax tax a nag. am na loo xamante ne. nee na am na loo xam ni. li mu ñu wax def dafa leer nañ nee na seen biir laa bokk. nee na ci suñu biir la bokk. mënoon nañ ko wax ne équipe bi tey final na tey benn kii. nee na tey mënoon nañ ko wax ne ko équipe bi final na tey. déedéet mais duñ ko wax pour wax ne. nee na tey duñ ko wax ndax lii moo ñu ñor. fii la ñuy wax. fii la ñuy wax. nee na loolu la amoon lim la wax Ibrahima Dramé ñu ñaanal ko yàlla may ko ay ndam sunu xarit la. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp
di nuyu le délégué de quartier le doyen Diallo. C'est vrai que j'ai été très ému de le voir en tenue di coordonner en tant que délégué de quartier. waaye aussi di nuyu le doyen Der le grand maître di nuyu docteur di nuyu le coordonnateur le président le champion les anciens présidents et sociétaires de l'ASC Grand Yoff di nuyu mag ñi parce que fekk naa fi ay kilifa ci at fekk fi it ay ndaw donc tey on peut dire que avec la présence des femmes c'est toute la population de Grand Yoff qui est représentée xale yaa ngi fii nekk école de football ak ñi leen di encadrer mais di nuyu nag suñu mag sama magu bopp la parce que fekk naa ko assemblée lu bare bari l'honorable député Abdoulaye Ndiaye ci kaddu yi aussi di sant yàlla nag di julli ci yonent bi parce que loo def mu sotti rek am résultat yàlla ci dugal loxoom. Ces résultats dont vous faites allusion et que vous pointez du doigt du loo xamante ne ñun dinañu ko yennu parce que am na ñu ëpp bagage intellectuel am na ñu ëpp formation mais yàlla ko dogal ci ñun donc dañ koy delloo ci yàlla te xam ne ñun ñëpp ko bokk. Tous les Sénégalais c'est des champions d'Afrique parce que chacun a participé à cette grande victoire ñii alal lañ am def ko ci ñii ñaan lañ mën ñii yéene lañ mën. ñii fecc nañ ñii wéy nañ ñii def nañ lépp donc cela veut dire que lii nga xamante ne am nañu ko leçon la pour le Sénégal il faut que nit ñi xam ne li ma fekk fii ci Grand Yoff ci discours yi ma jàngat ko mooy képp ku fi wax rek générosité nga waxee et si les gens sont ensemble avec générosité bi ci war lu ñu yootu dinañu ko jot. Pour maintenant cette rencontre c'est vrai que rappelé nga ko buur mon ami dama lay tooñ chaque fois Zarko laa seet si woon ci lu ñu seq ñu tudde ma drapeau ma seetaan début combat bi le devoir m'a appelé ailleurs bi ñuy joxe drapeau bi nekkuma fi du loolu rek nag moo tax mu ñëw dama ko déglu parce que man lu amul teraanga bokkuma ci bi mu jëlee drapeau bi ko journaliste interviewé il a essayé de justifier mon absence ci kaddu yu rafet dafa am lu ñu ko wooyee moo tax fekkewu ko mais naroon na ko fekke moo tax bi mu ne daf may andi drapeau bi ma ne ko dooma ko andi man may ñëw loolu moo ma andi Grand Yoff yàgg naa Grand Yoff nag damay romb rek mais mosuma fi am benn contact à part ñi ma fi xam ñoom Malick Ba tous ces gens là qui étaient dans le nawetaan dama jàpp ne rek mënoon nañoo nekk ay doomu aadama te duñ bokk sax réew mais bu ñu bokkee réew rek cela veut dire que on doit entretenir de bonnes relations surtout mu joxe signal en tant que lutteur yàlla dogal li ñu ma tuddee mu gagné ko bi ma ñëwee it j'ai vu comment j'ai été accueilli à Grand Yoff et que tous les problèmes qui m'ont été posés c'est des problèmes yoo xamante ne ku ko dégg xam ne lu jaadu la ba ma duggee Grand Yoff kenn waxuma fii lu jaaduwul li ñu wax yëpp ci wàllu tàggat yaram la jëm aussi écurie lañ ma wax ASC lañ ma wax terrain lañ ma wax écurie ba tontu naa ci ASC ba tontu naa ci nee naa leen jàppe leen ma ko am carte de membre su match amee doomu Grand Yoff li ñuy def man bu ma ci jotee la ma mën danaa ko ci def bu Zarko amee lamb su Zarko amee lamb aussi la ma ca mën danaa ko def bañ ma waxee terrain bi aussi nee naa leen mënuma tontu ci lu ma xamul parce que tout ça ça va finir mais les relations si elles sont bien entretenues du mës a jeex tant que ñu ngi dund donc ñëw rek parce que y a l'euphorie je vous dis non y a pas de problème je le règle moi je fonctionne pas comme ça parce que nit da nga man li ma sama fierté du am xaalis sama fierté mooy képp ku ma xamanteel bu ma dajeek yow du ma la xool sëgg c'est le plus important que tout le reste su fekkoon ne nag ministre bi moo jóg tey di ñëw même si le maire n'est pas de notre côté j'allais le convoquer j'allais demander au préfet de l'appeler
mais ki ñëw tey dama jël engagement seen wet ne leen Grand Yoff laa bokk su fekkee dañ laa wax nag jafe-jafe te moo soo dem fa jafe-jafe bi ne tey bu ma waxoon ak président mu ne ma fan la ne du ma ko mën a andi wala bu ma booleeg nit du ma xam fan la yëf yi ne dafa jaaduwul moo tax ma ñëwal sama bopp. ñu ne ma dimanche matin y a les écoles de football y a les vétérans ñooy entraîné ma ne ce serait un grand plaisir ma ñëw fekke loolu. looloo tax pour identifier le site ba pare réitérer li ma leen wax parce que li ma leen dama bëgg rek mu leer ci bopp nit ñi dama leen a fekk ngeen di xeex loo xamante ni dafa jaadoo xeex parce que nit ñi mënatuñu erreur bu mag lay doon ci maire bu ne boo amee lotissement doo bàyyi fu nit ñi di tàggate yaram Grand Yoff ak li mu polarisé c'est pas acceptable que espace bu mel ni nit ñi di ci xalaat leneen même si fekkoon ne sax nit ñi dañu génnee ay titre foncier teg ko dañ leen war a wutali feneen jox leen xaalis ñu bàyyi espace bi heureusement li ci war def ngeen ko coordonnateur bi ak waa Grand Yoff boo ne fulla ak fayda ba lii des fi parce que lii bu fi desul cela veut dire que Grand Yoff manquera d'oxygène te nit fu mu nekk te amul oxygène du mun sotti il faut mu exploser donc ñun tous autorité niti Grand Yoff ak ñi fonk tàggat yaram yëpp dañu war a lëkkaloo pour préserver cet espace là pour l'intérêt des populations de Grand Yoff bi ñu waxtaanee wax ngeen ma jéego yi ngeen ciy def am na it lu ma leen wax xaw naa leen a tooñ nee naa leen demoon ngeen ba toog ak premier ministre di régler waaye bu fi nekkoon ba léegi man duma ci jot waaye ci diggante bi peut-être jàpp bi ci war amu ci ba jóge na fi cela veut dire que da ngeen delluwaat gannaaw di recommencer defar moo tax nit bu ngeen amee ku mën a ubbi bunt day bu geestoo da leen war a gis loolu laa jàpp man nag Paul man milité wu ma man nekkuma maire Grand Yoff man may maire Fatick laa xam naa bu ñu ma séenee sax dinañ ne waa ji lu muy dox waaye dama bëgg rek ñu xam leen li ngeen wax ci doyen Abdoulaye l'honorable député wax ko ci doyen Der loolu c'est le combat qu'il faut mener parce que nit ñi ñëpp mënuñu yem maqaama yàlla mooy séddale ku ci ne dafa am ci loo mën a nekk ñii ay médecin lañ ñi nekk leneen ku ci nekk ci li mu ne ni ngeen defee solidarité lii def ko ci autour de Zarko votre grand lutteur def ko ci ASC bi il faut que aussi ngeen di def la part des choses par rapport au problème yi nga xamante moom la ñu am pour a mën a accompagner pour que porte yi mën a tijjeeku engagement bi ma jël nag ne jàpp naa ne ci Grand Yoff laa bokk moo tax je suis venu j'ai vu et j'ai les documents li ma leen wax mooy lépp lu ci war ci wax ak jëf danaa ko ci def te di ngeen ko el di yëg su sottee dañuy ñaan mu sotti su sottee xam leen ne seen xeex la am ngeen loo xam ne c'est pour l'intérêt des populations parce que li neex ci xeex bi moom kenn xeexul pour sa poche xeex bi ñi fi xeex yëpp ku ci ne mënoon naa ne xaaral ma toppatoo dugg sans poche bañ cee bokk xam ngeen ne it li ngeen def c'est des risques que vous prenez pour l'intérêt de la population donc loolu neex naa àndal xeex boo xamante ne du intérêt personnel intérêt général dafa neex bu xeex jotee ñëpp dugal seen loxo fu ñu ci toll di ngeen ko yëg te jàpp naa ne yàlla dinañ ci may ndam loolu de laa jàpp yàlla nag moom ndogalam mais rafet nañ njort ne mën nañ cee am ndam kaddu yi may wax nag laa doon wax waa Ñaari Tali loolu laa doon wax maak Amadou Ba ministre des finances ba yàlla dogal njiiti réew mi dégguñu ba defar li mu war a def jox leen ko ba tey jii ñu def fa terrain synthétique boo fa demee tey sax à 17h les journalistes fa la ñu defee seen final te boobu jàpp naa ne fa mu nekk ak ñi ko soxla woon moo gën a compliqué fopp bi kon dama bëgg rek parce que bëgguma nit ñi jàpp ne parce que nag seen Grand Yoff bi dafa xaw a compliqué ci politiciens yi sportifs yi ils sont bons
mais politiciens yi bu ñu gisee Matar Ba ñëw fi ñëwaat fi nga gis ñu bind lu ci réseau yi mais qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'il fait là mais non amul tiit xam nga man nag weesu naa fu may tiitee dama leen di tontu ñoom ñu xam ne boo dëkkee ci gox képp ku ñëw pour defar mu nga dégg ko nga ñàkk ko dégg jàppal ne yow lay defaral loolu la nit war a taxawee man maire Fatick laa mais des fois ma dégg ay action humanitaire Fatick te ñi koy def duñ jaar ci man mais damay tàccu parce que bu fekkee ne lu mu war a def la nit di ko def dama ci war a rafet njort fii nag Grand Yoff Sénégal la fi ne am na ñu fi juddoo am na ñu fi mais ñun ñëpp suñ mbokk yaa ngi fi séeréer yaa ngi fi njaago yaa ngi fi joola yaa ngi fi soose yaa ngi fi tout le monde est là donc bu kenn jàpp ne yaa ko moom ñi ko moom mooy ñi ko sopp képp ku sopp Grand Yoff nga bokk képp ku mun a def lu baax Grand Yoff nga bokk kon woowu ma moo tax waxu ànduma ak benn parce que bëgguma lii nekk caractère boo xamante ne dañu jàpp ne c'est des choses politiciennes moi je suis pas dans ça man li ma jàpp mooy lu utile dafa laaj ku ci mën a participer nga participer loolu moo tax ma dagg li may def xam nga ne ku dem sa mairie da nga fanaan di xool ba 7 heures nga dugg oto ñëw fii c'est pas parce que da nga ñëw pour di taxawalu wala di diggee loo xamante ne maîtriser woo ko j'ai dit que je vais engager avec vous ce combat là fu ma nekk dinaa ci wax danaa ci dox danaa informer la plus haute autorité de ce pays jox ngeen ma ay documents dina ci jot dinañ ci wax lépp loo xamante am naa ko ci information ni ma lay wooyee wala may dégganteeg le délégué de quartier j'ai le numéro du coordonnateur dinaa ko transmettre ñu continuer ci li ñuy def te ngeen surveiller man su ma dëkkoon fii ci côté yi chaque jour dinaa yurndu ba xam ndax am na ku fi xool parce que gars yi suuf lañ gëm dañu dagg rek di dem am na ñoo xam bu ñu xëyee dañu taal seen oto di wër fu libre pour xool nan lañ koy gérer mais fii moom xam naa ne kenn du fi dugg moom parce que da ngay am mbër moo xamante ne nee na xeex a ko gën a lekk moom day jënd xeexu jàmbur xam nga kooku moom fu mu dëkk jàpp leen ne leneen du fi am moo tax daal maa ngi dalal seen xel ci li nga xamante ne jéem ngeen ko def et puis di leen féliciter ci ànd bi ngeen ànd yéen ñëpp di xeex pour loo xam ne yéen ñëpp a ko bokk et puis yar gi gis nañu ne nit ñi ku nekk jox na sa morom cër et ça c'est extrêmement important c'est très rare maintenant dans ce pays nga dajale juróomi nit te déggoo ay choc ci kaddu mais fii li ñu fi dégg dal na xel amul xëccoo amul dara neex ngeen a àndal daal en tout cas pour xeex ci dara parce que bu fekkee ne ñëpp benn lañ di ngeen neex a àndal pour def loolu kon maa ngi leen di sant encore une fois parce que c'était important de préciser ça pour ñëpp comprendre ne notre démarche ministre des sports lañ waaye Sénégal lañ dëkk te xam nañ it li barab bu ñu tàggatee yaram amee njëriñ ci dundu doomu aadama Grand Yoff fait partie des quartiers les plus peuplés de cette capitale donc il n'est pas question que Grand Yoff le seul endroit bu ñu mën di defee seen tàggat yaram ñu bëgg ko spolier wala ñu bëgg ko defaat ne man j'ai dit même bu fekkoon ne sax les gens peuvent présenter des papiers légaux le combat là dañ ko war a engager pour que ces papiers soient retirés ñu wutal leen feneen parce que c'est pas possible que def lii moo gën di daane ay mur ay kër pour def ko ay terrain comme lii am na c'est une opportunité donc doyen vous avez poussé honorable député bul bàyyi bu mu nekk rek kii xeex bi moom ñun ñëpp nañ joxante loo rek avancé bu mu tere it ngeen di wax ak ku ngeen gis mais man la ma ci mën sama engagement bopp laa jël te lépp lu ma ci mën it bu ma tële it dinaa leen dama tële parce que man du ma wax du ma fen du ma def loolu man maa ak yéen ñoo bokk yar ñoo bokk ni ñu dundee ñoo bokk fi ñu nekk parce que man ci kaw gi laa juddoo coono yi ngeen di daj yëpp daj naa ko te dama koy daj ba tey il faut que les gens comprennent ça am na ñoo xam ne dañuy wax di tegale ay mbir di wax mais man yàlla dimbale na ma weesu naa loolu parce que yàlla bu la dugalee ci sa dënn gëm yàlla am na loo xam ne doo ci ne doo ko doxee doo ko jëfe kon bi may ñëw nag andi naa leen quelques ballons pour les écoles de football ak doyens yi di entraîner fi au moins ñu am lu ñuy gën di takkiner le ballon en attendant ñu andi leneen ak leneen
en tout cas daal damay réitérer sama dugg ci seen biir te jàpp naa ne relation la yu mën a jur dara suñ ko évaluer bu ñu yàggee tuuti évaluer ko war nañu mën a xam ne c'était utile qu'on se connaisse et qu'on collabore pour l'intérêt des populations Grand Yoff, surtout les jeunes et les sportifs. kon maa ngi sant ñëpp encore une fois di jégalu ci arrêt bi ñu arrêté seen match yeeg yooyu waaye di encourager le coordonnateur. On sera ensemble et d'ici sous peu on pourra évaluer les démarches qu'on a effectuées et ce qu'on a comme résultat jërëjëf. jërëjëf monsieur le ministre Daouda Niang Cantona ñoo ngi lay nuyu Grand Deme ñoo ngi koy nuyu.